asalaamualeykum wa rahmatullah yéen waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci Sky TV ci numéro bu bees bu seen émission Bay sa waar Bay sa waar day intervenir ci li nga xam ni mooy xeex coronavirus dañuy joxe suñu contribution fii ci Sky TV man la Ousseynou Ba maa ngi leen di nuyu mën naa wax ne nous avons de très bonnes nouvelles nous avons encore de l'espoir pour xeex li nga xam ni mooy coronavirus bu ñu seetloo aujourd'hui mooy le 28 mars 2020 tey le 28 mars egsi nañ ci 130 cas dont 18 léegi wér nañu maanaam Sénégal bi mu jotee ci coronavirus bi ba tey 130 personnes ñoom ñoo ci jot corona bi ñoom la corona bi dal te wér na faj nañu 18 mooy lan donte cas yi ñu ngi yokk waaye tamit faj bi mi ngi yokk te aussi dégg nañ ministre de la santé mu wax ni ñi nga xamante ne dañoo feebar tëdd hôpital ndax coronavirus bi ñoom ñëpp seen cas stable na egg guñu ci niveau ay réanimation egg guñu ci niveau kii mi ngi ci diggante dund ak dee ci lim ñu jot a wax mooy cas yi stable na loolu espoir la loolu am nañ ci yaakaar ça veut dire quoi ça veut dire que état bi mi ngi liggéeyam ça veut dire que aussi lu bari ci yéen sénégalais yi ak ceux qui vivent parmi nous ñu ngi respecter les consignes de sécurité donte nag des na ñoo xamante ne ce sont ce qu'on appelle les récalcitrants mooy ñi nga xam ne ba tey dañoo dëgër bopp waaye espoir am na naka la ñu mën a dimbalee état du Sénégal pour mu def liggéeyam correctement mooy nañu dox farata nañu dox li nga xam ni moo ñu tax a jóg mooy outil dépense mooy yor suñu njaboot te ñu yem ca restons chez nous nañu toog suñu kër waaye rawatina ci place su liggéeyukaay yi nañu toog suñu place loolu tamit lu am solo la toog leen seeni kër mooy ki nekk këram waaye ki nekk place su liggéeyukaayam dañ ko war a wax ne toogal sa place ki nekk ci bureau dañ ko war a wax ne toogal sa bureau ki nekk ci otoom nekk chauffeur di dawal na toog ci place su chauffeur am nañu toog benn place tey su ma nekkee commerçant mu jóge Kër Massar dem di jaayee Sandaga wala Colobane wala HLM ma am sama magasin man ak sama employé ñoo fa nekk bu ñu duggee suñu magasin bu ñu yegsee nuyoo salaamaaleykum maaleykum salaam ni ñu dëkkal ni ñu dendal place bu ñu duggee suñu magasin nañu toog suñu magasin nañu toog suñu place suñu magasin naa toog sama ginnaaw comptoir bañ a dem comme na ma ko daan defee su may jaay tissu jaaykatu cosmétique bi naa dem toog à côté ñu naan ataaya client ñëw et cetera déedéet boo duggee sa magasin toogal sa biir magasin bu fekkee da nga dem sa liggéeykaay bureau boo dugg see bonjour bonsoir bonjour salaamaaleykum na ngeen def duggal sa bureau nga toog booy génnee dossier jëlal sa dossier nga dem déposer ñëw toogaat sa bureau bul ci am sax sentiment bu fekkante ne coiffeur nga toogal sa salon de coiffure bu fekkante ne boutiquier nga toogal sa boutique bu fekkante ne chauffeur car rapide nga toogal sa place chauffeur car rapide bu dee chauffeur clando nga toogal sa chauffeur clando bu fekkee da ngaa dem ci arrêt clando ba jaruta dajaloo ak say moromu chauffeur toogal sa biir clando ku nekk nga toog sa place parce que nag nañu waxante dëgg amuloo droit sànq bakkanu jàmbur amuloo droit sànq sa bakken yow bu ñëpp considéré jàppee ne sama morom bi ma jàkkaar lool mën naa koo wàll feebar bi ndax man yëguma ne am naa feebar wala déet bu ñëpp jàppee ne kii ma jàkkaar lool ma dend ak moom place ma dend ak moom bureau ma dend ak moom sax koñ mën naa nekk danger mën naa nekk dafa am feebar bi te yëgu ko mu wàll ma ko ku nekk boo jàppee loolu ci sa bopp di nga moytu wàll sa morom ci loo xamul di nga moytu sa morom wàll la ci li mu xamul nañu yemale affaire yi ci li mënut a ñàkk nañu waxante dëgg qu'on se dise la vérité bopp koñ ataaya mën na ñàkk footballu mbedd mën na ñàkk footballu biir koñ mën na ñàkk ñaari jeeg yu toog di waxtaan mën na ñàkk dem nañu ba France nit ñi dañuy lakk néew yi dem nañu ba Italie nit ñi dañ leen di suul en masse dem nañu ba ay réew ay États-Unis nag yeneen yi réew nit ñi dañuy jël seeni prêtre bi rek labbe bi rek moo fay nekk di ñaanal néew yi te réew yooyu ma leen wax ay réew la yoo xamante ne ñoom ñoo ñuy dimbali ñun Afrique ñoom ñoo ñuy venir en aide réew yooyu ñu wax ce sont les pays les plus puissants au monde dem nañu ba jommi ñun aujourd'hui fi ñu toll
ñu ngi naan ndax bu ñu toogee une semaine du am ñu commencé ñàkk dépense la ñu dencoon du jeex bu ñu toogee un mois ndax li ñu dencoon du jeex attanuñu sax toog suñu kër te utiwuñu dépense ndax ñun ay journalier lañ ñun ñëpp saa yu xëyee dañuy uti dépense du journalière bu ñu xëyee ñu ngi ut dépense suba waxaale wu ñu ginnaaw suba kon nag nañu yërëm suñu bopp sant nañu yàlla ba instant yi selon les chiffres bokk li ñu jot a dégg mooy état du Sénégal mi ngi maîtriser situation bi waaye bu mu tax ñu naagu bu mu tax ñu rafet njort bu mu tax ñu miis situation bi rafet njort mooy lan état bi maîtriser na affaire yi mi ngi faj gars yi man tamit su ma feebaree état bi dama faj naa def li ma neex déedéet waxoon naa leen démb na leen Italie boo gisee ak Chine ak États-Unis ak France boo gisee ñuy jooy du question ne mënuñoo faj ñu ngi faj de te sax boo demee la ñuy faj moo ëpp sax ñun Sénégal li ñuy faj mais le problème mooy ñii di feebar ñoo ëpp téeméeri junni yoon ñi ñuy faj ñun nañu moytu toll ci situation boobu ñun weeru pali bu jotee nawet bu jotee sibiru bi rek xool leen li muy dajale ci ay hôpitaux nit ñi balaa ngay egg hôpital ñu ne la dañ koo dugal dañoo dem le temps ñuy dem jëli clando sax fekk na yàlla moom na ko ndegam sibiru moo ñu të donte ñu ngi faj sibiru am nañ ay perfusion am nañu ay garab yuy faj sibiru mais pourtant les gens continuent à mourir du paludisme waaw rawatina coronavirus tey di nga nekk ci benn kër nga feebar nga am palu sibiru dañ naan bu la yoo bi màttee yow mi am sibiru yow màtt sa morom ci sa morom bi am sibiru kon nañ jël sànke xam nga kaaraange am na te pourtant nit ñaa ngi sibiru mais sibiru bi sax par rapport ak coronavirus dañ naan du dara ndax bu la nit dina sibiru si biir kër ñëpp wër ko di ko faj di ko toppatoo te kenn du feebar mais coronavirus amul coronavirus bu la wàllee tey mën ngaa tàmbalee wàll sa morom te doo ko yëg. Soyons alertes soyons intelligents soyons conscients nañu ànd ak suñu xel bu kenn yaakaar ni sa dëkkandoo mënu laa wàll parce que démb ak bërki démb yéen a toog di naan ataaya toog leen seeni kër bu ngeen wàccee amul dëkkandoo ku nekk na toog këram bu ñu ko defee di ngay gis cas yi day gën a wàññeeku état bi mën a gën a dab situation bi commencé faj nit ñi rek ñu maîtriser ko situation bi jeex ku nekk dool dellu ci say soxla waaye bu ñuy gën di sàggan bu ñuy gën di rafet njort bu ñuy gën di miis affaire yi te respecté wuñu li ñu état bi wax dañuy jékki-jékki explosion lay am dañuy ñëw rek maari day tàlli ministre bi taxaw nañu gis nañu nangami cas te loolu musiba naaru laay la nit ñi commencé tiit commencé dawante commencé ragalante yaay yi ci kër yi papa yi ci kër yi téye leen seeni doom yi nga xam ne ngeen leen bàyyi ñuy traîner ci mbedd bi dañuy dem jëli feebar bi andiwaat ko ci biir kër gi sonnal leen instant yii nañu waxante dëgg ku ci nekk yaa ngi jéem a seet lan ngay boo tëjoo lan ngay lijjanti lekk ak naan xam nga sóoraale woo feebar xam nga sóoraale woo leneen yaa ngi seet lan ngay jox gars yi sa waa kër ñu lekk waaw yow bu fekkente ne nga bàyyi sa doom mu dem traîner ci àll bi nga jàpp ne bu ñu bisee raxasu rek feebar bi jeex ce n'est pas vrai raxasu bi kese doyul raxasu bi bu leen fàtte ne loxo bii la ak loxo bi mais bu leen fàtte li si des ci sa yaram am na tissooli bi am na sëqët bi mais loolu lépp tamit ngeen ko war a sàmm bu fekkante ne dafa am ay parents yoo xam ne dañoo ragal seeni doom ba duñ leen tere mais nañ ñu ko wax qu'on nous dise la vérité démb ak bërki démb ñu ngi dégg ay polémique lu bari ci chloroquine ci nivaquine ci médecin Raoult ñu ngi dégg ay polémique kii wax na lii kii wax na lële scientifique yi weddi nañ ko man personnellement ce que je demande c'est qu'on soit honnête envers le peuple sénégalais qu'on soit honnête te honnêteté boobu na jóge ci ñi nga xam ni ñoom la ñu jox suñu avenir ñoom la ñu jox suñu wér-gi-yaram jusqu'à présent on est satisfait des résultats pour le moment ñu ngi sant yàlla ñu ngi leen di gërëm mais nag nañu moytu un débat entre scientifiques un débat entre médecins docteur bi wax na dëgg docteur bi c'est-à-dire noo wax na dëgg sax mais ay conséquences ak ay effets secondaires finalement vous allez embrouiller le Sénégalais profane sama genre yi nga xam ne xamuñ ci médecine dara on vous fait confiance on vous a laissé notre santé ginnaaw yàlla bàyyi nañ leen ngeen liggéey waaye nag dites-nous la vérité soyez transparents envers les Sénégalais si la chloroquine fonctionne alors qu'on nous soigne avec la chloroquine te ñu effacer bépp idée wala bépp doute
boo xamante ne day jóge à l'extérieur qu'on se concentre sur le Sénégal et qu'on cherche un moyen pour soigner les Sénégalais. On n'a pas le droit de dire que oui am na benn scientifique bu nekk États-Unis nee na mi ngi remettre nee nañu non si chloroquine bi c'est pas nii am na benn scientifique bu nekk France dégg naa sax pharmacie yi ay histoire de lobby ay histoire de lii ay histoire de là. Nous, ce qui nous intéresse c'est ce qui nous soigne. Yeneen débat yi sonaluñu. C'est sûr que aux États-Unis bu ñu gisoon ne chloroquine day faj ba ñu commencé ko appliquer du ñu déglu un professeur sénégalais wala un médecin sénégalais. Je suis sûr que France bu ñu gisoon remède buy faj du ñu déglu un professeur wala un médecin camerounais wala égyptien wala américain seeni médecin wu réew la ñuy déglu. Sénégalais yëpp noppi nañ buxaaba yi noppi nañ fenkat yi noppi nañ tappalekat yi noppi nañ tariyaaxkat yi noppi nañ ñëpp noppi nañ ñëpp bàyyee leen liggéey bi. Alors dites-nous la vérité, soignez-nous, soyez transparents. Arrêtons aussi ñi nga xam ni ils diffusent de mauvaises informations ay WhatsApp yi nii ay messages statuts. C'est la vérité qui doit triompher, mais la vérité venant de partout, de tout le monde. Ku mënul wax dëgg, ku mënul transférer ay messages de vérité, s'il te plaît, tais-toi. Le couvre-feu. Le Sénégalais est capable de respecter les instructions. Ndigal yi nga xam ni état bi mi ngi koy joxe wane nañu ne Sénégalais yi ils sont capables de discipline, ils sont capables de respect de la loi, ils sont capables de respecter les instructions pour sàmmante ak li nga xam ne nguur gi wax na ko ci xeex coronavirus. Waaye nag comme li ñuy wax il y a toujours des brebis galeuses. Am na toujours ñoo xam ne jàpp nañ ne bépp ndigal bu ñu joxe Sénégal bépp yoon bu ñu teg ci Sénégal ñoom bokkuñ ci. Am nañu lay non yëguma ko woon non ma daf maa bett non damay dem affaire bi boutique bi nekk à côté rek laay dem daw. Pourquoi boutique am droit ibbi te coronavirus dañ ne couvre-feu? Pourquoi yow borom boutique bi nga jàpp ne yow bokkuloo ci couvre-feu bi? Pourquoi yow borom tànganaa bi nga jàpp ne bokkuloo ci couvre-feu bi? Pourquoi yow borom jaaykatu crédit wala jaaykatu transfert nga jàpp ne yow bokkuloo ci couvre-feu bi? Mais pourquoi un individu benn doomu aadama lu tax mu jàpp ne bu président Macky Sall joxee benn ndigal armée bi di ko jëfee police bi di ko jëfee institution yëpp di ko jëfee peuple sénégalais bi yëpp di ko jëfee moom jàpp na ne place am bi mu yor boutique am bi mu yor wala magasin am bi mu yor wala ak lu mu mën a yor moom jàpp na ne je ne suis pas concerné tàng naa laa yor mën naa ibbi. Mais au nom de quoi? Tëj leen yéen yi nga xamante ni yéen yéenay ibbi seeni place alors que dañ ne tëj leen yéen yéenay yàq couvre-feu bi. Pourquoi 20h bu jotee mu am ku taxaw buntu këram au nom de quoi bañ lay fekk naan la duggal bi nga demee bay taxaw sa buntu kër kee xanaa war ngaa mën a dugg. Pourquoi yow nga jàpp ne yow buñ ne couvre-feu la yow mun ngaa taxaw ci porte lampe bi nga xam ne yow mi ngi sa koñ. Pourquoi nga jàpp ne yow buñ ne couvre-feu la yow war ngaa mën a dugg sa biir oto di dawal ne bokkuma ci couvre-feu bi? Au nom de quoi? Respectez la loi. Ñi nga xam ne aussi dañuy solu di naan dañuy wooteewoo ay forces de l'ordre dem di arnaquer nit ñi dem di agresser nit ñi di nangu nit ñi gis ngeen ci imaginer yàlla atte na jàpp nañ leen ñu ngi leen di tër. Da ngeen waxoon ne kenn du dóor baaxul mais gis nañ beneen solution. xool leen ci image yi appui avant lan moo ko fi jar toogal lii appui avant yi xam nga ne ba nga juddoo ba tey mosoo ko def ñu ngi la koy def la ba nga yuuxu ci magum jëmm ah ñu yëkkati ay bunt di ko yen nit parce que da ngeen ne di ñu dóor ñu yëkkati ay bunt di la ko yen parce que da nga dox te boo demee lan moo la ko yóbbee da ngaa daw benn am na benn place boutique bu ibbi à côté nga ne xaaral ma daw dem jënd benn tabac ñu jàpp la wala damaa demoon fii xaaral ma ñibbi non fii rek laay jaar loolu garaawul. Même 0,5% bu fekkante ne respecté wuñu loi bi fii ak ñaari fan ñetti fan day nekk 10%. te cette loi là man j'appelle à ce que nit ñi respecté ko. Force de l'ordre yi nañu continuer seen liggéey rafet na. On a montré sur des images à la télé que dëkk bi set na wecc. Man je suis entièrement pour les forces de l'ordre. dóor yi moom mën na ñàkk waaye ay yenn bunt ay appui avant nañu xool ba xam solution dina am. lii moom moo doon tey suñu appel ci li nga xam ni mooy xeex coronavirus. Que Dieu protège le peuple sénégalais et tous ceux qui vivent parmi nous contre le coronavirus. Que Dieu protège le Sénégal.